أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد كل عرب وعجم مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اقتفى آثاره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bokki jullit yi ñi seetaan ci àddina yëpp ñoo ngi yëkkati kaddu di ci jiital sant bur yàlla di ko ñaan mu dolle julli ala qiblatil arwahi di maulana muhammadin alayhi salatu wassalaam ak i sahabaam ak soxnaam ya ak njabootam ga ak mboole sëtëm ya salatu ak salaam boo xam ni dana baawaan ba àgg ci képp ku teg sa tànk ala siratil mustaqim yàlla na bur yàlla boole ñu ca di ñaan sunu boroom itam niiri xéewalam ya ak niiri barkeem ya ak niiri ngërëmam ya yàlla bu mu deñ di ko dotti ala darixi cheikhina abil abbas ahmad atijani kooku nga xam ni cheikh alhaaji malik radiallahu anhu bi mu taalifee téeréem boobu ñuy wax fakihatu tullab daf ko jox benn présentation bu doy waar bu yéeme ndax daf ni seyd ahmad tijani de radiallahu anhu ndax dafa sant yàlla moom Cheikh Alhaaji Malik bi mu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalaam alhamdulillahi alladi ahyaana min baadi ma amatana ahyaana xam nga loolu la sant yàlla ñu ngi sant bur yàlla mi nga xam ni moo ñu dundal gannaaw ba mu ñu rayee ay jamono gannaaw bi mu ni summa salaatu wa salaamullahi ala nabiyi almuhrimi almalahi jullik yàlla ak sëlmalam yàlla na nekk ci yonent yàlla muhammad mi nga xam ni moom mooy ki yàlla yónni mu dikk xaraamal lépp lu dim po bam ca paree daal di julli ci ñi nga xam ni ñoo di ay waa këram ak i saxaabaam wal ali wa sahbi zawil infaqi murdi zawil ilhaadi wan nifaqi salaatu ak salaam boobu na lambale waa kër yonent bi alayhi salaatu salaam ak i saxaabaam ñooñu nga xam ni ñoo dépensé seen alal ci yoonu yàlla moo tax saxaaba yi di leen tëkkaleeg nitu yàlla yi sax loolu moo di dëgg-dëgg aynul jahala jëmmi réer dëgg mooy ngay jël saxaabatu rasul di leen tëkkale ak saxaaba ak nitu yàlla yi parce que dañu jël seen alal dépensé ko ci yoonu yàlla ba pare jël seen bakkan def ci yoonu yàlla waaw moom lay wax wal ali wa sahbi zawil infaqi ñi nga xam ne ñooy boroomuk dépensé seen alal mais ñoo dépensé seen bakkan waaye murdi zawil ilhaadi wa nifaq sahaaba yooyu ak waa kër yonente bi alayhi salaam ñooy ñi nga xam ni ñoo doon tooke ca ña nga xam ni ñoo doon boroom dëng ya ak boroom weddi ya waaw kon dafay wane ni rek diine ji ñaar yooyu moo ko taxawal naka jekk muy moyen financier te ñi ko doon joxe ca boobu jamono mooy sahaaba yi beneen bi ci des mooy jël sa bakkan joxe bu ko laajee te ña ko doon def ci boobu jamono mooy saxaaba yi waaw léegi nag bi mu noppee ci loolu mu ni salaatu ak salaam boobu bu mu yem ci ñoom yàlla na rogalaat ba àgg ci képp koo xam ni yaa ngi xeeñtu jeexitali saxaaba yooyu waaw wa man qafal aathaara ka tijjaani daanil qutuufi inda kulli jaani waaw loolu boo déggee tuuti arab di nga xam ni loolu wax ju tënku la ndax ñi dox ci diggante saxaaba yi ak Cheikh Tidiane bari na ci ñu baax ñu taxawal l'islam bari na ci ñu baax ci ñu ñàkk seen bakkan sax ci l'islam du jeex yàlla xam na ko naka jekk wax naa ba tàyyi ni li coow li bari sufiyanke yi rek mooy ñi nga xamante ni bii ni jaanib boo mënti dem ci wàllu woo mën a dem ci wàllu taalif téere duñu ci moroomam kenn ñoom sufiyanke yi ci wàllu daawa maanaam woote jëme ci l'islam duñ ci moroomam kenn ci wàllu jihaad jaanibal jihaad duñ ci moroomam kenn daanaka jihaad moom sax booy xool da ngay xam ni ñi ko def ñëpp ci l'islam ay sufiyanke lañ moo tax Seydi Hajji Malik radiallahu anhu bi mu jullee ci yonent bi alayhi salaam ak waa këram ak i saxaabaam daf ni nag loolu nag maa ngi lay ñaan yow yàlla bu mu yem ci ñoom rek waaye nag na àgg ci képp koo xam ni yaa ngi xeeñtu jeexital ya nga xam ni moom la fi saxaaba yi bàyyi seen trace ya seen njàngale seen i jikko yoon yenu xàlloon ndax il faut que nit ñi xam ni yonent bi alayhi salaam moo ubbi baabul ijtihaad moom yonent bi ci boppam moo ko ubbi
waaw baabul ijtihaad yonent bi moo ko ubbi li tax moo ko ubbi mooy parce que avant muy dem dafa am benn ndénkaane loo xam ne daf ko fi bàyyi ndénkaane li moo doon na ngeen jàpp sama sunna jàpp sunna ña nga xamante ne bii ni ñoom ñooy sama xalifa yu jub ya ña nga xam ni kenn ku ci nekk da nga yanu la maqaamab limaamul mahdi ci sa jamono parce que loolu la aleykum bi sunnati wa sunnati alxulafaa rachidin almahdiyin loolu lay firi aleykum na ngeen jàpp bi sunnati parce que loolu li ko waral yonent bi alayhi salaam keroog dafa julli ba noppi doon waare bi muy waare gaa yi jooy ñoom sahaaba yi jàq lool tiit loolu mujj ñu ni ko yow yonent sa waare wi ka annaha mawidatu muwaddia sa waare wi daal waarew kuy tàggoo la yonent bi alayhi salaam daal di ni dënn ñu ni ko fa awsina ya rasulallah kon nag dénkuñu ndax kilifa balaa dem day dénk ak njabootam ba mu ko waxee loolu yonent bi alayhi salaam xoolal lim leen dénk pourtant alquran mi ngi fi mais yonent bi alayhi salaam ba léegi néew leen aleykum bil qurani déedéet pourtant moom yonent bi alayhi salatu wasalaam xam na ni même bu fi jógee ci zahirit naka jekk moom mi ngi fi waaye def leen ni aleykum bi sunnati maa ngi leen di dénk sama sunna man yonent bi alayhi salatu wasalaam waaw lu tax loolu foofu ngay dégge ni yonent naka jekk ba ko yàlla yónnee ba keroog ba muy dugg ci biir suuf mosu fi wax waxi boppam lu mu fi wax waxi yàlla foofu ci wax jooju nga koy dégg aleykum bi sunnati maa ngi leen di dénk sama sunna sunna lan lay firi mooy yoon wi yonent xàll ngir leerale ko waxu yàlla ahadis nabawiya yi ñoo firi ayatu qur'aniya yi moo tax lees mën a wax ci alquran mënuta bari mënuta leer lu mooy nit ki dafa xam waxu yonent bi alayhi salaam ba pare xuut ci loolu fekk amul mënuloo wax dara ci wax yàlla ji lu wér mënul nekk ndax ci yonent bi lañ ko wàccee te biñ ko wàccee ci moom dañ koo jox en même temps ndigalal mu leeralal nu ko nun wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnaasi ma nuzzila ilayhim wa laallahum yatafakkarun loolu la alquran wax wa anzalna nun yàlla ñoo wàcce ilayka ci yow yonent alayhi salaam az-dhikra lii nga xam ni moo di alquran lu tax ñu wàcce ko ci yow c'est parce que yow rek yaa am aptitude yi yow yaa am capacité intellectuelle yi nga xamante ni bii ni ci nga mën a basé wu ngir mën a leeralal nit ñi li ma wàcce ci yow parce que alquran bi muy wàcce ci yonent bi du ay kaddu déedéet jibril du dikk daf ko naan qul huwa allahu déedéet jibril alquran bi buy wàcc ci yonent bi alayhi salaam leer gi lay wàccee ci moom mais pas wax ji déedéet moo tax yonent saa salaam alquran bu daan wàcc ci moom mu nekk ci xaal bu jéggi dayo keroog bi suratul maida di wàcc ci moom gëlëm gëm waroon xaswa da nga gis keroog ndax diisaayu wax yu gëlëm gi dafa mujj rukk ak gëlëm ni mu baree kattan dafa mujj sukk ñaari oomam dal di ŋar ndax diisaay bu mu yëg ci yaramam te li yonent toog ci kawam wax yu gi di wàcc moo ko waral loolu moo lay xamal ni kon sallallahu alayhi wa sallama kattan quwwa yi nga xam ne moom la ko yàlla jox ngir mu mën a taataan ay waxam muy quwwa badaniya ak quwwa ruuxiya yi nga xam ne moom la ko yàlla jox ak quwwa aqliya yi ko yàlla jox kattanu xel ak kattanu ruu ak kattanu yaram yi ko yàlla jox ngir waxam ji mu mën ñu koo leeralal loolu tax suñu borom ne ko litubayyina linnaasi ma nuzzila ilayhim ngir nga leeralal nit ñi la ko wax waxu ko jullit ñi waxu ko yéeféer yi waxu ko ñi la bëgg déedéet alquran ay waxam dafay leer litubayyina linnaasi parce que problème mu ngëm du mbiru yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax pour nit gëm alquran wala weddi alquran loolu mbiru suñu borom la loolu mbir amrun azali loolu tax daf ko ñu litubayyina linnaas ngir nga leeralal nit ñi maa nuzzila li nga xam ni wàccees na ko ilayhim ci ñoom te li ñu wàcce ci ñoom moo di furqaan ji mais alquran ci yonent bi la yam ndax loolu du mbind moo tax mais nag bu dee furqaan mooy li tàmbalee ci liif laam mim zalika alkitaabu ba ca minal jinnati wan naas ci liggéeyu saxaaba yi ndax alquran liif laam mim njëkkul wàcc de alquran iqra moo njëkk a wàcc minal jinnati wan naas mujjul wàcc bu dee ci laaya al yawma akmaltu lakum diinakum moo mujjee wàcc bu dee ci saar iza jaa nasrullahi wal fath moo mujjee wàcc kon gannaaw bi la nekk liggéeyu saxaaba yi ñu yatt li nga xamante ni bii ni mooy alquran ji jël saar yi benn bu ci nekk ñu am nees ko tudde toggale ko bii fii la tàmbalee bii fii la yam saar sàngam nangam la tudd loolu liggéeyëpp saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain la moo tax gis nga ñooñu kenn du leen tëkkale kenn yàlla nag dafa wax ci alquran subhanahu wa taala ne yonent yàlla muhammad dama wàccee ci yow alquran
ngir nga leeralal ko nit ñi waaye ñoom it gannaaw bi wala allahum yatafakkarun parce que alquran mboole xam-xam yi daf ci daje c'est la base de toutes les connaissances alquran mooy ndey mboole xam-xam yi loolu moo waral ñoom nit ñi gannaaw bi dinañ ca mën a jële loolu nga xam ni mooy ay tafakkur muy ay xalaat yooyu nag moo permettre yenn nitu yàlla yi moo permettre yenn borom xam-xam yi ñu dugg ci alquran dem ci loolu ñu tuddee ilmu tafasir wala allahum yatafakkarun jooju moo leen jox boobu quwwa waaye bu dul woon teg loolu kenn sañu ko wala allahum yatafakkarun ji ci lañ taxaw ñoom ngir mën a xalaat ci waxi yàlla ji jombul yàlla lii la bëgg a wax jombul yàlla lii la bëgg a wax loolu moo ko indi waaye su dul wonte ak loolu wa ma ya'lamu taawilahu illa allah alquran waxoon na ko bu yàgg interprétation exacte bu wax yàlla kenn xamu ko xanaa sunu borom tabaraka wa taala waaw bu dee ku mel ni Abdullah ibn Abbas nag moom day taxaw fa mu taxaw ne déet war rasixuuna fil ilmi jooju yàlla wax ana minhum man ci ñoom laa bokk waaw ci ñi nga xam ne seen tànk dafa satax dugg ba jeex takk ci xam-xam ñooñu nga xam ni ay benn lañ ci xeetu yonent bi alayhi salatu salaam Abdullah ibn Abbas nee woon na man ci laa bokk yonent bi nag keroog ca waareem woowu xoolal saxaaba yi biñ ne ko dénkuñu xoolal lim leen wax aleykum bi sunnati maa ngi leen di dénk yoon wi ma xal leerale ko waxi yàlla yoon woowu nag ñetti mbir moo ko tënk li ma jëf man yonent alayhi salatu wasalaam mbaa ma wax ko wala ñu def ko ci sama kanam adduuma ca ma bàyyi noonu qui ne dit rien consent loolu moo tax yonent alayhi salatu wasalaam bu ñuy wax sunnaam bi ñett yooyu képp la li mu wax ma qaalahu wala li mu jëf wa ma faalahu wala li nga xamante ni bii ni saxal na ko wa ma aqarrahu ñett yi la yoneen lu mu jëf sunna la yoneen lu mu wax sunna la yoneen lu mu saxal sunna la léegi nag gis nga ñett yii déglul bu baax dafa gàtt parce que yoneen alayhi salatu wasalaam la mu jëf moo gën a yaatu la mu wax ndax la mu wax mënees na caa dugal lu ci bokkul génne ca lu ci bokk te ku ne xam na ni loolu mën naa nekk ndax moo indi problème u ahadis nabawiyya yi ngay gis ba tax ñu yett fànn googu ñuy wax mastalahul hadis ngir mën caa nattee xam-xamu hadis bu wér ak bu wérul waaye bu dee la mu jëf ñooñu am ñu ko royee ci moom ñooñu am ñu ko royee ci ñoom loolu day rogalaat moo tax ku mel ni Ilimaan Malik suñu sëriñ ngir bi mu dikkee li mu sampe ngiram ñaar la muy amalu ahlil madina ak saddu zara'i moo tax nitu yàlla yi ëpp doole ci nitu yàlla yi boo leen xoolee ci ngiru Malik la ñuy bokk ba ci Seydi Malik mii mujj ci jamono bi mu dikkee loolu la wax al maghribiyu l malikiyu l ash'ari samiyu malikil imami l ash'ari Seydi Ahmad Tijani mii ci kanam tuuti incha allah bu ñuy def présentation di ngeen dégg ni moom ci mazhabu Ilimaan Malik la bokk doone nag taalibeem ndeysaan muqaddamam xalifam bu mag boobu kéemaanu jamono googu di Cheikh El Hadj Umarul Fouti wax na ni am na masala yoo xamante ne bii Cheikhu Tidiane daf ci wuute ak ngiru Malik foofu nit ñi dañuy juum di wax ni afam na masala yoo xam ni Cheikhu Tidiane daf ci wuute ak Malik déet def leen daal waxul ak Malik de bu ñu jaawalee Malik ak ngiru Malik bokkul ngiru Malik ngir la école la dafa bëri ay professeurs yoo xam ni dañ ci jàngalee ñu mel ni l'imam Laxami ñu mel ni l'imam Lachab ñu mel ni Ibnu Qasim ñu mel ni l'imam Sahnun ñooñu nga xamante ni bii ni ñoom ñoo tax ñuy wax ngir mi ñooñu leen tuddee almalikiyuun ñooñu bokkuñu ak Malik en tant que imam Malik imam Malik daanaka da nga naan sax bindul téere waxul Muwatta bi ay ahadis nabawiya la ci ummahatu sitti yi la bokk juróom benn téere yi gën a wér ci hadis Muwatta Malik bi ci la bokk ginnaaw Bukhari ak Muslim ci la bokk kon da ngay daal di gis ni la Cheikh Alhaaji Umar doon layyile Cheikh Tidiane radiyallahu anhu di wax ni alwaliyu almaftuxu alayhi la yataqayadu bi madhabin muayyanin min almadahib bal yaduru maa alxaqi xaytu daara waliyu yàlla bu àgg ci maqaama boobu ñuy wax maftuxun alayhi mooy koo xam dootul gàggantikoo ci téere dootul gàggantikoo ci nit waaye dafay gàggantikoo ci yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wassalam masala mu ko jaaxal yoneen la koy laaj yoneen tontu ko te yoneen mooy aynul xaq allati tatajalla minha urushul xaqaiq kooku lu mu wax dëgg la ndax wa ma yantiqu anil hawa yàlla waxul wa ma nataqa anil hawa fi'l bi daf ko tasrif ala al mudari' li takarruri al fa'lati wa tajaddudiha mudari' li muy signifié inaccompli temps boobu bu ñu ko conjugué verbe rawatina ci alquran li muy signifié mooy ni wax jooju noonu wala jëf jooju noonu wala action boobu dafay baamtu te it du taxaw ba yawmal qiyam wa ma yantiqu mësula wax te du wax ba mukk moom yonent bi mësula wax te du wax ba mukk kon ba léegi yonent bi ngi wax alayhi salatu wassalaam anil hawa ci bànneexu bakkanam loolu moo waral nitu yàlla yi nga xam ne àgg nañ ci maqaama maftuhun alayhi Cheikh Umar daf ni ñooñu dootuñu tënku ci ngir rawatina ngir yi ñu ràññee
lu mel ni ngiru Malik wala lu mel ni ngiru l'imam Shafi'i wala lu mel ni ngiru Ahmad ibnu Hanbal imam Ahmad wala lu mel ni ngiru imam Abu Hanifata radiyallahu anhu ajmain. gis nga ñii may tudd nii duñu ay borom xam-xam rek yam ci nekk ay borom xam-xam, ay nitu yàlla yu mag a mag a mag a mag lañu. parce que fi nu àgg ci xam-xam foofu ku fa xas a àgg ci xam-xam doonub shérif, waaye ku fa xas a àgg ci xam-xam doon nitu yàlla, amul werante. seen ngir yooyu lu wér ci l'islam la, te yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam sunnaam bi daf ko nangu ne wuute wuñu ak moom tarfatal ayn. dégg-dégg yi nag naka jekk du tolloo, ndax yàlla subhanahu wa taala tolloole wu ko. su ko defee nag bu ñu dellu see imaamu Malik bi ma doon wax léegi, comme yeneen la mu jëf wala mu wax ko wala mu saxal ko loolu mooy sunnaam, mais xoolal imam Malik bi mu dikkee moom lu mu wax daf ni damay jël sama ngir ma sampe ko ñaar. bu njëkk bi mooy amalu ahlil madinati, beneen bi mooy saddu zara'i. amalu ahlil madina mooy lan? moom Madina la dëkk fa la juddoo. imaamu Malik yaayam ëmb na ko ñaari at, bi mu juddoo dafa ëndaale ay bëñ. imam Malik 32 ans la ëndaale. imam Malik nekkul nit ku simple comme ni ko nit ñi jàppe nii benn borom xam-xamu ngir la nii rek bu jàng rek yeewu. déedéet, yonent bi alayhi salaam wax na ci moom wax yoo xamante ni bii ni bañ ko ñawee def ko mbubb, ñi ko sol jotu leen bari na, ñi ko sol mu ëpp leen bari na, kenn moo ko mos a sol mu jot ko muy ilimaan Malik radiyallahu anhu. yeneen waxoon nañu la taqumu saa hatta zahara alimul madina, saa du taxaw lu dul borom xam-xamu madina bi dafa feeñ. borom xam-xamu madina bi biñ xoolee wax ji xam nañ ni du kenn ku dul ilimaan Malik, moo doon jàngale ci rawdu yonent bi alayhi salaam. te ni mu fonke woon yonent bi waxuma ni kenn fonke wu ni, mais dafa ràññeeku ci ni mu fonke yonent bi alayhi salaam. koo xam ni boo ko daan laaj masalam hadis daf naan la may ma ñëw dellu këram jàppaat dindi yére yim soloon solaat yére bu rafet jël manto teg ci xeeñ parfum ba pare soog laa tontu ci hadisu yonent bi alayhi salatu wasalaam. kooku xam na yonent bi, kooku xam na cëru yonent bi alayhi salaam. parce que xam na ne yonent bi alayhi salaam boo xasee ba juum ci cëram wala nga juum ci xàqam, yàlla subhanahu wa taala du munul pardonner la lool. bu ne am na yàlla lu munul, loolu ci la bokk. parce que daf ñu ci artu ba noppi moo tax nañuy def ndànk ci yu mel noonu. yonent bi alayhi salaam juum ci moom erreur gën koo rëy. te dafa bari léegi nag ci suñu réew mi ñu baal ma, dañuy juum ci yonent bi alayhi salaam lu bare parce que yonent bi boo ko xasee bëgg tëkkaleeg nit comme wala nga jàppee ko comme nit ku simple nii, parce que alquran waxuñu loolu ci moom moo tax. qul innama ana basharun mislukum mais yuha ilayya, loolu moo indi différence bi, il faut que ñu nangu ko. loolu mbiru suñu borom la, amrun ilahi. sha allah, soob na yàlla yonent yàlla Muhammad lu yàlla bind moo ci gën. soob na yàlla yonent yàlla Muhammad. Sidi Ali Harazim Barad al-Fasi radiyallahu anhu bi muy def salatu wasalaam ci jawahir bi, dégg ngeen li mu wax? nee na yonent bi alayhi salatu wasalaam amul benn xéewal buy bàyyi koo ci kaw wala muy ballee ci suuf lu dul ni ci moom lay jaar soog a agsi ci ku muy àgg. amul it lenn luy bàyyikoo ci yàlla di àgg ci benn jaam lu dul ni dana jaar ci yonent bi alayhi salaam doog a àgg ci jaam boobu. amul luy bàyyikoo ci jaamu yàlla di àgg ci yàlla lu dul dina jaar ci yonent bi alayhi salaam. kon yonent bi mooy kan? kooku bu fekkee jugee na fi yow xel nangu na ni ñu ni la yonent bi alayhi salaam lépp lu jóge ci jaam dana jaar ci moom soog a yegg ci yàlla, ñu nga bëgg a gëm yow am aqidat ni yonent jugee na fi. kon bu fi yonent jugee kon nag ñun li ñuy jot ku ñu koy jottali? xam nga Imaamul Busayri mi xammee dafa xam ni ndeysaan yonent bi alayhi salaam bu fekkente ni bii ni asamaan bii ñu am ñun nga xam ni ci la wërsëg bi di jaare, ndax yàlla moo ko wax fi sama rizqukum wa ma tuadun, asamaan ci la yàlla jaarale seen wërsëg ak liñ leen dël yëpp. waaw yàlla moo wax loolu ci alquran. Imaamul Busayri mu ni gis nga asamaan bii mooy asamaan bu ndaw bi, ndax yàlla lu mu bind ñaar la. asamaan bu mag bi nga xam ni wërsëg gi dëgg ci lay jaar moo di yonent yàlla Muhammad alayhi salaam. moo tax gis nga bi mu koy tagg li mu ko taggee aywa kayfa tarqa ruqiyaka al anbiya ya samaan ma tawalatha samaa'u. kooku daf ko xam moo tax kon nañuy def attention ci yonent bi alayhi salaam. Limaamu Malik nag daf ni waa Madina seeni jëf ñoom li ñu royee ci saxaaba yi royee ko ci yonent bi, parce que l'imam Malik l'imam Nafi' moo ko jàngal. l'imam Nafi' saxaaba yi ñoo ko jàngal, saxaaba yi yonent moo leen jàngal. nii rek la tëddee. loolu moo waral mu ni moom ngiram daf ko sosé amalu ahlil madina, maanaam jëfi waa Madina. lépp loo xamante ni bii ni gis na waa Madina dini jëfi, moom ci loolu la déparé pour sos ngiram. beneen bi ci des mu ni nag diine ji ak sunu yonent bi alayhi salaam dañ ko war a jàppe comme tool boo xam ni dees ko war a ñag gi mooy lan? fi mu nekk nii ci hadis dañ la wax ni la ki juum ci bëccëgu koor lekk na bàyyi noonu rek te continuer kooram, ku lekk yàlla moo la lekk loo bés boobu du ko fay. xam nga hadis ñëw na ci loolu, hadis bu wér bu kenn muttafaqun alayhi. waaye ànd ak loolu yëpp boo demee ci ngiru Malik xoolal li ci Malik teg, daf ni na jàpp mais bis boobu daf koy fay. pourtant Malik du sharia mooy yoonal ci diine.
du mooy wax nangam dafa dagan wala nangam dafa xaram. léegi ana lan moo permettre Malik mu def loolu en même temps hadith la ndax yonent bi alayhi salaam moo ni jaamub yàlla bi nga xamante ni bii ni fekk na la dagan ci moom mu xaraamal ko ci boppam ngir bañ a àgg ci li xaraam nee na bala maa recevoir kenn man yàlla ëllëg dama ko recevoir te yàlla yërëm na jaam boobale Malik xam na loolu. moo tax gis nga il faut faire beaucoup attention ci borom ngir yi nii moo tax l'islam bi la madhab léeg-léeg danañ ci def ay débat mais lu war a lu ñu war a xoolaat la ndax mënul ne ndax ba yonent di dund laa moon yonent moom ci boppam ba muy dund saxaaba yi dañ daan wuute ci seen biir te wuute yooyu yonent bi alayhi salaam daan ko cautionné gis mu ne ngeen dégg ñu nettali ko ci waa ji fase woon soxnaam ni ko demal ba xiin kenn ku ne ci saxaaba yi la mu wax ba ñu dikkee yonent daf ko approuvé kon naka jekk uuti ci ay dégg-dégg te kenn ku ci ne sa dégg-dégg nga mën ko ballaloo ci alquran naka jekk daana am moo tax kon dañuy ñaan suñu borom tabaraka wa taala niiri xéewalam ya ak niiri ngërëmam ya ak niiri barkeem ya yàlla bu mu deñ di ko dott ci darih cheikhna ahmad abil abbas ahmad tijani kooku nga xam ni moom la Siraaj Malik wax ni wa man qafal athara ak képp koo xam ni yaa ngi xeeñtu jeexital ya mooy li fi saxaaba yi bàyyi ci liggéey li fi saxaaba yi bàyyi ci ay jëf li fi saxaaba yi bàyyi ci ay jàngale ak i jàngat waxu yonent bi alayhi salatu wasalaam képp ku koy xeeñtu salatu wasalaam moom yàlla nay rogalaat ba àgg ci yow Siraaj Malik ni kat Tijaani ku mel ni Seyd Ahmad Tijaani pourtant xam na ñeneen Siraaj Malik téere yëpp la jàng di loo foog da nga foog ni affaire Tijaani yi rek la Siraaj Malik jàng loolu ku ko foog xamul li xew téere yëpp la jàng lépp tout mais ànd ak loolu yëpp daf ni kat Tijaani ku mel ni Seyd Ahmad Tijaani ba pare tagg ko taggu rëy ni daanil qutuufi inda kulli jaani képp koo xam ni da nga bëgg a witt meññeefam yàlla kër yàlla ku fa bëgg a am dara baye boo nga bañ a sonn demal ci Seyd Ahmad Tijani radiyallahu anhu ndax mooy garab gi nga xam ni ay meññantam soxlawul utug lonk soxlawul yéeg da ngay taxaw meññant mi ñëw ba ci yow nga dagg dem jeex na daanil qutuufi inda kulli jaani loolu nag moo tax radiyallahu anhu yal nañu ko yàlla fayal bu ko defee nag ñi ngi nuyu mboole ñi ñi seetaan ak di ñu déglu di leen ndokkeel te di leen ziyaara di ñaan yàlla subhanahu wa taala lii ñuy def nii yàlla nañ ko yàlla nangul te boole ñu yiw wi tabarakallah keroog ñi ngi daaneele woon ci suñu jawahir bi fa sala anhu ahla al ilmi wal aqli wa man kana za ilmin wa kulla dawi nusuki wal xija mu ni Seydi Ahmad Tijani radiyallahu anhu daal boo koy laaj na nga ko laaj boroomi xel na nga ko laaj boroomi xam-xam na nga ko laaj koo xam ni ku taqoog yàlla la ci di ko jaamu ci ruuxam na nga ko laaj koo xam ne boromum xel la parce que at tanassuk buñ ko waxee mooy ibada ruhiya bokkut ak ibada rek buñ ko waxee li muy firi mooy ibada badaniya mooy jaamu yàlla ak yaram xam nga yonent bi alayhi salaam imaamul Busayri bu koy taggee alifa nusuka wal ibada wal xalwa tiflan wa hakada nujaba alifa miin na moom yonent bi alifa taqoo na moom yonent bi waaw alifa nusuk taqoo na loolu nga xam ne mooy jaamu yàlla ci ruuxam xam nga ruu jaamu yàlla ak ruu moom ku ne xam na ko mooy wéetali ko yàlla di xalaat yàlla di tudd yàlla foo toll itam ngay jàng alquran di naafila yooyu mooy jaamu yàlla ak ruux parce que yooyu ruu lay dundalul yaram waaw yonent bi alayhi salaam teel naa tàmm loolu te ba mu koy tàmm nee na tiflan booba ay atam bareegul mën nga ni kàllafagul mu ni nag booy laaj Seydi Ahmad Tijaani na nga ko laaj ku mel noonu mooy koo xam ni ku tamal ruuxam jaamu yàlla la waaw ba am leeru yàlla am leeru dënn am leeru xel am leeru ruu kooku boo ko laajee Seydi Ahmad Tijaani du ci nattale parce que day xam mooy kan Cheikh Tijaani ku am leeru yàlla di nga ko xam koo gis xamu ko nag wala muy kile rek dafa amul benn leeru suñu borom Cheikh Tidiane mooy nattukaay bi kooku amul benn werante moo tax bari na koo xam ni débéem mën na koo weddi wala mu xaw koo bañ a nangul waaye may ko tuuti rek waaw may ko tuuti rek waaw boo ko mayee tuuti mu dem ba ci kanam da nga gis ni dana taxaw waaw te du xam sax nu mu demee waaw maa ngi leen koy nettali fii ci benn waay boo xam ni keroog boo ko gisee da ngay yaakaar ni kii feneen la bokk waaw mi ngi ci leneen moom waaye ba ñu waxtaanee ba daaneel daf ma ne man bëgguma Cheikh Tidiane moo ma bëgg moo ma fekk may julli taaya bay waaj a sëlmal mu feeñu ma wax ma la mu may wax wallahi alazim dégg nga pour wax la ni la yooyu te li may wax c'est actuel ki may wax nii c'est-à-dire nekkul ku suñu morom la waaw donc pour wax la ni la Seydi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu naka jekk mooy murabbi bi moo tax waxoon na ko nag ci biir jawahir bi dana leer ni bañ na ko ba yow muqaddam bi sax booy maye wirdi da ngay gis Cheikh Tidiane li mu lay wax xallu bayni wa bayna talamis yi topp leen sama digganteeg taalibe yi man maa di seen sëriñ yéen du ngeen seen sëriñ
loolu il faut que nit ñi xam ko et puis am boobu pas-pas te gëm loolu c'est-à-dire il faut que ñu noppal suñu bopp mooy Cheikh Tidiane ni ko affaire bi yow la jeex na nga noppal nit ñi lii mooy xaqatul amr bi lii mooy mbir mi pas-pas boobu nag dafa xaw a yolom léegi ñu baal ma waaw dafa xaw a yolom googu mu yolom nag bokk na ci li tax léegi pour mëdët am du yomb mëdët pour mu am il faut que nga nangu gëm ni Seydi Ahmad Tijani radiyallahu anhu bu ñuy wax affaire ay tariqaak yi saaxibul amr dëgg ci mbir mi borom mbir mi dëgg Cheikh Tidiane la du keneen ak kooku kumu du moom Cheikh Tidiane la ca moom Seydi Ahmad Tijani la radiyallahu anhu luñ koy toppee Seydi Ahmad Tijani la mais pas moom ak kooku kumu lii aqida la boo xam ni Tijaan bu ne da ko war a am waaw lii nag buñ ko amee rek mbir mi baax waaw kon nag nee na Seydi Ahmad Tijani boo koy laaj ko borom xel laaj ko borom xam-xam laaj ko boroomu jaamu yàlla waaye bul ko laaj ku xamul bul ko laaj ku jaamuwul yàlla bul ko laaj ku amulum xel parce que nag boo ko laajee yaa tooñ sa bopp waaw loolu mooy wax bi nag mu teg ci nag ni walakin adkuru laka jumlatan tastahliha udunu saami'i wa tadrifu laha aluyunu bilmadami'i wa yantaficu biha insha allahu alcaasi waltaa'icu min kalaamin samictuhu minhu aw katabtuhu min xatihi aw axbaarin fi siyarihi talaqaytuha min asxaabihi wa mulaazimihi wa ma shahadtuhu min dalika wa bacduha min xati gayri walam aktub shay'an min ahadin xatta atathabbata fiihi wa ataxarra sidqa mimman yaxkiihi walakin iddan bihim jamil id kullu man naqaltu anhu aw rawaytu mawsuumun bisimati salaahi fi ma raaytu fa innahum ahlu siyaadatin wa ahlu diyaanatin wa ahlu mahabbatin wa ahlu siyaanatin kullun yuqtada biqawlihi jacalana allahu wa iyaakum min almunxaritina fi silkihi wa min almaxsuubina fi xizbihi wa mimman carafa qadrahu wa qadra muhibbihi bi jaahi sayidina muhammadin wa alihi wa sahbi mu ni nag moom Sidi Ali Harazim rapidement rek ndax diggante bi waxoon na lu ko xaw a nuru tuuti waaye moom naka jekk foo ko fekk rek mi ngi layil li mu bëgg a def et c'est très important aussi parce que nag waliyu yàlla bu toll ni Sidi Ahmad Tidiane nga tëb bëgg a bind ci moom tëb bëgg a wax ci moom war nga koo lay taayale nag lu ne war nga koo layile lu ne waaw ndax nag nitu yàlla yi ay lay suñu borom lañu moo tax nag mu ni walakin li ci nekk xarfu istidrak la dafay dabaatal wax foo ko fekk parce que mais foo ko dégg ci wax rek mais mais waaw foo ko dégg ci wax dafay dabaatal wax je voulais faire ça mais kon am na lu muy dabaatal ci li mu bëgg a def dégg nga moo tax mu ni walakin adkuru waaye man de dinaa tudd laka dégg nga di la ñeel dinaa la tuddal maanaam dinaa bind rek ci téere bi jumlatan loo xam ne lu ñu tënk la jumla boo ko déggee mooy phrase ci arab mais fii jumla du tekki phrase li muy tekki mooy ab synthèse rek loo xamante ni bii nii du nekk lu gudd lool waaye du nekk lu gàtt lool mooy jumla mooy lu ñu dajale boole ko dégg nga ko loo xam ne ni tastahliha udunu saamia noppi ki nga xam ni mooy déglu dana ko sàkkoo neexlu de maanaam képp ku am jotu toog déglu ko dana neex ci sa nopp Sidi Ali Harazim moo wax loolu ba pare nii wa tadrifu laha al uyunu bil madami képp koo xam ne it yaa ngi ko déglu nee na say bët dana sotti ay rongoñ ndax li ma lay bindal ci Seydi Ahmad Tijani radiyallahu anhu foofu ngay xam ne ni nitu yàlla yi duñu wax ak yaram yi duñu wax ak xel yi ruux yi la ñuy waxal mu ngi mel ni affaire xutba juma yi ñuy wax rek nit ñi dégguñu arab doo tax ñu war koo def ci wolof moo lay xamal seen ñàkk dégg diine xutba daa waxul ak yaram yi Cheikh Tidiane nee na xutba yi ruux yi lay waxal du problème mu digg arab ak ñàkk digg arab nit fii lay toog ñu jàng alquran xamul dara ci li ñuy wax mu jekki ni dara daanu jooy ba xalangu lu ko tax a jooy ruuxu bi ci lay connecté du ay yaram xutba waxul ak yaram yi moo tax ci weneen lakk woo ko def mënut a wér il faut que ñu comprendre c'est-à-dire diine ji quintessence bi mu wàccee ak originalité bi mu wàccee nañ ko bàyyi foofu buñ ko génnee foofu rek dafay daal di doy waar foofu du ma fi taxaw waaye ala kulli xaal nañ ci bàyyi xel dégg nga mu daal di ni wa tadrifu laha al uyunu bil madamia mu ni gis nga li ma lay nettali ci Seydi Ahmad Tijani radiyallahu anhu di la ko bindal walaay dana nekk lu yéeme loo xam ni bët yi dañ ca sotte dañ ca bas-base jooy ca waaw wa yantafiu biha insha allahu al aasi wa taai
te nee na li ci gën a yéeme baat bu ma amal solo muy wa yantafiu biha dana jariñoo ca téere bii ak la ma cay bind dana ca jariñoo insha allah bu soobee yàlla al aasi ki nga xamante ne bii ni mooy kii jadd yàlla kii mooy yàlla waaye wa taaya ak kii topp yàlla Jawahirul Maani même bu déggul arab xamoo dara ci li ñuy wax nga xëy ubbi ko nii di feuilleter page yi nii di ko xool bu yàggee nga xam ci dara c'est-à-dire je pèse bien mes mots dama ni Jawahirul Maani wa Bulughul Amani fi fayd Abil Abbas Tijaani radiyallahu anhu boo xëyee déggoo dara ci arab nga xëy di ko feuilleter nii di ko xool même boo ci xamul dara bu yàggee nga xam ci dara kooku amul werante waaw ku weddi essayel waaw Jawahir jàng ak ñàkk a jàng moo ci yam boo déggul dara ci arab booy xëy bis bu nekk di ko ubbi di ko xool loolu rek fatxu la parce que léeg-léeg nga dégg sax mag ñi dañ ko daan wax Jawahirul Maani ku koy fanaanoo doo ñàkk dépense loolu dëgg la di téere bi rek nga am ko rek bàyyi ko sa biir nekk léeg-léeg nga ubbi ko nii xool ko fomp ko teg même boo ci xamul dara c'est-à-dire bu kenn yaakaar ne li ñuy wax nii c'est hyperbolique wala c'est exagéré déedéet lu nu xam la ñuy wax waaw parce que tag nag li bis bu ne ma wax ni laysa man raa ka man sami wala yunabbiuka mislu xabir ki gis ak ki dégg ak ki ñu nettali ku ne xam na ni emul moo tax Sidi Ali mu ni téere bii danañ ci bind loo xamante ni bii ni kii mooy yàlla dana ko jariñoo waaye kii topp yàlla dana ko jariñoo walaay wax na dëgg walaay wax na dëgg Cheikh Tidiane ci kii mooy yàlla la ay ki jàdd yàlla loolu moo tax ñu tuddee ko Abul Abbas di ki laaj ki ni du ma dem aljanna Cheikh Tidiane ni ko di nga dem loolu nag fi mu ne boo ko waxee am ñu ni Cheikh Tidiane moomul aljanna kan moo wax moom aljanna ba léegi ñu waxuñ Cheikh Tidiane moom aljanna di Cheikh Tidiane suuf si sax fii moomu fi dara waxuma la ak aljanna fii kër yàlla aljanna kër yàlla safara kër yàlla waaye bu ko yàlla moomalee nag lu ci nit mën yow kër gi nga dëkk sax moomoo ko di dees la ko moomale rek mu malak ak tamlik bokkul li nga moom ak liñ la moomale bokkul fii nit moomu fi lu mooy la mu jëf bu jeexee jeex na li ci des lépp alali sunu borom la te yàq la nga jëf sax yàlla leen boole bind kon ndax yaa ko moom sax moo tax mu ni kii jadd yàlla di mooy yàlla danaa def ci téere bi loo xam ni dana ko jariñoo waaye kii topp yàlla it danaa def ci téere bi loo xam ni dana ko jariñoo moo tax ma ñu la Cheikh Tidiane ci kii jadd yàlla xanaa xamoo ci kooku la gën a aay waaye gisuloo agresseur bu mag boobu nekkoon Fass wallaay ndeysaan kenn xamul loolu lan la waaw keroog ba ko Cheikh Tidiane bindee lettre am ba xeeti arab yooyu kenn xamul lan la moo tax léeg-léeg sama benn xarit bu xorom loolu lay wax boo koy xamul noonu loolu nag arab yi pays ba la wax na dëgg ñooñu seen arab yi du arab yi ñuy jàng fii rek waaye rek maful dégg mubtada ak xabar de déedéet bokkul arab yi day saf day am cafka bokkul da ngay xool booy jàng salatul fatiha wala booy jàng jawratul kamal dëgg da ngay xam ni arab yii ngay jàng arab yi sax bu leen ko joxoon pour ñu tafsir ko danañ am problème moo tax nag kon ña ca yàlla boole dañoo war a am fayda te booloo te nekk benn te xam ni ñoom ñëpp ñoo bokk yàlla bokk yoneen bokk Sidi Ahmed Tidiane lii mooy dëgg hada huwa alhaq mu ni nag téere bi man c'est-à-dire wax yi Sidi Ali dafa yéeme parce que ni muy tërale baat yi pourquoi njëkku la tudd at-ta'i kii topp yàlla waaye xool dafa njëkk a tudd al-aasi kii mooy yàlla dana ko jariñoo soog a tudd kii topp yàlla effectivement naka jekk wax yi benn la xoolal Cheikh Alhaaji Malik radiyallahu anhu bi muy wax wa rahmatullahi kullal xalqi qad wasiat lu mu wax min fajirin soog a wax wa mutiin zahidin baari naka jekk sëriñ bi yëf yi du jàdd xanaa nit ki moo dul xam daf ni wa rahmatullahi yërmande yàlla jide qad wasiat waxul xajoona de waaye ëpp na sax nag faf kullal xalq li yàlla bind yërmande yàlla xajul ci ñoom déedéet yërmande yàlla bu duggee ci ñoom li yàlla bind ci ay mindaafoon yépp danañ ca lab te du tee yërmande yàlla jay des bélew lewi dem moom la naan wa rahmatullahi yërmande yàlla qad wasiat xajoona qad wasiat ëpp na kullal xalq mboole mindee fi yàlla yi min fajirin xoolal mu ni moo xamub kàccoor la ab kàccoor yërmande yàlla xajoona ko wa mutiin
kii topp yàlla yërmande yàlla xajoo na ko zahidin ki dëddu àddina yërmande yàlla xajoo na ko baari ku baaxit yërmande yàlla xajoo na ko ma la ko wax waaw moo tax gis nga Sidi Ali bi muy wax ki mu njëkk a tudd mooy wa yantafiu biha insha allahu al aasi wa taia téere bi de bu soobee yàlla danañ ci def loo xam ne danañ ci bind danañ ci nettali lu nga xamee ni kii mooy yàlla dana ko jariñoo waaye kii topp yàlla dana ko jariñoo mais nag gis nga dama leen di wax benn affaire aussi il faut que les choses soient claires gis nga kii topp yàlla dana ko jariñoo kii mooy yàlla dana ko jariñoo loolu dépendrul ci mbind mi de ci Seydi Ahmed Tidiane la dépendre ma leen koy wax keroog ne leen tariqatu Tidiane yi jëmm la Cheikh Tidiane mooy ruuxu bi fi mu ne salaatul fatiha bi li muy fort ak li doole ji bari bala nga war a xam ne Seydi Ahmed Tidiane yi mooy ruuxu bi nga génne Cheikh Tidiane teg fee jël salaatul fatiha teg fee bëgg ko sikkar ba pare ni dinaa ci am li ñi nga xamante ne bii ni ñoom dañoo gëm Seydi Ahmed Tidiane lañ ci am danaa ko ci am ndaw nga sonta doo ko ci am ndaw nga sonta doo ko ci am ci biir jawahir bi moom wax na ko de Seydi Ahmed Tidiane biñ ko ne waaw salaatul fatiha doole ji ni mu baree waaw loolu moom nu mu demee ak kan lañ ko war a sante Seydi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ci modestie ak humilité mu dal leen ni dëgg-dëgg neexul ba neexul waaye min ajli su ngeen ko amee ngëneeli salaatul fatiha ak doole ji ci nekk ak garantie yi dëgg-dëgg man maa tax ngeen am ko kon kay nga xam ni Cheikh Tidiane mooy ruuxu bi kooku bu la ci kenn nax de waaw kay tariqa bi noonu la de munoo génne fii jël lawraat yi teg ne jël Cheikh Tidiane teg ne de du dem mukk day dugg wala du baax Cheikh Tidiane noonu la mbiram noonu la bu bokkee mu dox bu bokkul du dox yàlla xam na ko waaw loolu amul werante boo bindee Ahmad Tidiane boo ko bindee boo ko wàññee 548 la ñun li ñu fi bàyyi mooy lamdaat yi muy mëdët yi boo bindee sirru mëdëdin secret bi nekk ci tëbb yi sirru 500 la mëdët 48 la 548 la mooy Ahmad Tidiane moom la te yow ci lawraat yi ngay jaare pour am mëdët bi te ki koy def mooy Sidi Ahmad Tidiane yi moo tax mënoo leen teqale dégg nga moo tax mu daal di ni danaa ci def loo xam ni wa yantafiu biha insha allah al aasi wa taia kii mooy yàlla dana ko jëriñoo kii topp yàlla dana waaye nag min kalaamin mu tukkee ci wax joo xam ne du sama ay wax man Ali Harazim déedéet waaye dafa nekk wax joo xam ni sami'tuhu minhu dama ko dégg ci Sidi Ahmed Tidiane ndax Cheikhu Tidiane foog ngeen xam ni jawahir bi lépp lu mu ci wax yonent alayhi salaam moo ko ni fa kullu ma qultahu fa ana qultuhu lépp loo wax ci jawahir bi man Sidi Ahmed Tidiane yi man yonent bi alayhi salaam maa ko wax lii boo demee ci ashurbu safi min al karam al kafi bu Sidi Hasanul Baaqili wax jàng fa mu nu yonent bi moo ko wax Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moo ni ko lépp loo wax ci jawahir maa ko wax man yonent bi alayhi salaam loolu nag am nañu ko mënul a dégg mais nag bon c'est le problème parce que tam ñun nous sommes pas là pour di layyi ak nekk fi naan non lii ni la demee moo tax léeg-léeg sax damay xaw a am jafe-jafe ak xaw a ñàkk a d'accord ak ñenn ñi ci ñuy toog di toog ak ñeneen ñu gëmul tariqa bi ba pare bëgg ci débat bëgg leen ko gëmloo mais yow da nga ko mën a gëmloo boo ko andiloon alfa hujjatin junni lay du tax mu gëm ko parce que problème bi du moom du yow Cheikh Tidiane la bu nangoo mu bokk ci tariqaam dana ci bokk wa kam unaasin tamannaw bi suluki dégg nga sëñ Babacar wax na ko nee na bari na aw nit woo xam ni mébétoon nañ bëggoon nañ soobu ci yoonu Tidiane fekk boobu maa qada man qaala wa tiin yàlla mi wax ci alquran wa tiini wa zaytun yàlla dogalul loolu yàlla attewul loolu moo tax Seydi Maalik daf ko daan wax inna al wusula uxayya am na riwaaya bu indi inna duxula uxayya fi tariqatina fa bil machiati la fi kaddi jusmaani mu daal di ni dugg wala yegg ci suñu tariqa bi nee na loolu du coono yaram de coobare yàlla la du coono yaram coobare yàlla la jaamu yàlla gu metti taxul nga nekk tijaan déedéet coobare yàlla la xoolal Seydi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu waa jooju nga xamee ni ku ne xam na la mu nekkoon cëb débéem doon agresseur bu daan taxaw ci mbedd daan dogale nit ñi di leen jaay dool di nangu seen alal te agresseur ci sharia dañ ni buñ ko jàppee dañ ko war a rey diine loolu la wax sharia daf ni agresseur buñ ko jàppee dañ ko war a rey waxuma yar waxuma tëj rey Cheikh Tidiane radiyallahu anhu leetar la ko bind
waa ji bi mu jotee lettre bi kéet gi dafa mujj xotteeku ndax ay rongañ tasaaroo ci ay loxoom mu dem laajte Seydi Ahmad Tijaani radiyallahu anhu bi mu dikkee fii nafsil yawm wa fi hadihi al jalsa Seydi Ahmad Tijaani da koo jox wirdi tijaan sóob ko ci yàlla mu yegg ci yàlla ci tàng-tàng bi mu jox ko lijaasa jox ko ndigalal muy yar ay nit ci wàllu yàlla kooku nag bala nga ko diingat wala nga wala nga ngay wax ci moom quoi que ce soit demal ba tolloog moom foog naa boo ko jegeñee waxuma nga tolloog moom leneen ngay tal waaw leneen ngay tal ndax bu dee ci ñun suñu réew mii nu nekk wax dëgg yàlla pour génne fii ku mel ni Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu bu ñu waxantee dëgg te yàlla tax ndaw mu jafe te boo ko tuddee Cheikh Tidiane addinaam tukki ci tàng-tàng bi addinaam tukki Seydi Hadji Malick bi mu njëkkee dégg turu Seydi Ahmad Tidiane yi liir ko ci téere dafa daanu fi mu toogoon ba ndigg li di metti Cheikh Tidiane doole jee bari mbokk yi ñi ko xamulay wax moo tax nañu góorgóorlu moo tax nee na li may bind ci téere bii bu du samay wax de min kalaamin sami'tuhu minhu ay wax la yoo xam ne ci moom Seydi Ahmad Tidiane laa ko dégge aw katabtuhu min xattihi wala ma bind ko jële ko ci loo xam ni am mbindam la woon moom mais nag du woon lu ñu dajale def ko téere déedéet ay xatt la rek yoo xam ne dañ ko bindoon nii te lépp di ay xattam moom Seydi Ahmad Tidiane ma jël ko dajale ko waaw kay dégg nga aw axbaarin fii siyarihi talaqaytuha min ashaabihi wala boog mu nekk ay xibaar yoo xam ne ay solo ay information yoo xamante ni bii ni c'est des informations fiables et palpables yoo xam dama ko jële ci ay àndandoom moom Seydi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu wa mulaazimihi ak ñooñu nga xam ne dañoo taqoo woon ak moom ku mel ni Seydi Mahamadul Mushri mais kooku kuñ la ni fukki at ak ñaar mi ngi jiite julli Seydi Ahmad Tidiane te kooku fit wi dafa rëyoon ci xam-xam na ngeen gaaw kooku du ko tuuti de Seydi Mahamadul Mushri fit wi dafa rëy ci xam-xam menn moom gannaaw Jawaahirul Maani moo fi am fitu taalif téere bu ñu tuddee Ifaadatu Tijaani bi ma laysa fi Jawaahiril Maani loolu ku ko ñemee wax fii da ngeen ko dégg Ifaadatu Tijaani bi ma laysa fi Jawaahiril Maani téere la dañ ko moolul rek man am naa téere bi di wane ni Jawaahirul Maani nag bu leen foog ni li wax ji bari bari lépp newu ci am na leneen lu jóge ci Seydi Ahmad Tijaani radiyallahu anhu lu ne feneen waaw xam nga moo tax yëf yi boo koy topp ba ci yàgg da ngay def rek li alaaji di wax as léeg-léeg mu ni oustaz ma damay doyloo dara effectivement nit da ngay doyloo dara rek nga noppalu waaye lépp boo ko bëggee amassé ragal naa dana mujj saf xorom waaye nag Seydi Ahmad Tijaani radiyallahu anhu mbokk yi moo toll noonu dégg nga mu daal di it ni kon na nga xam ni lépp loo xam ni def naa ko ci téere bi soit day wax ju ma déggee ci moom mooy kon dama ko nettali wala muy loo xam ni lu mu bindoon la moom Seydi Ahmad Tijaani ci loxo boppam kon mooy dama ko dajale wala muy xibaar boo xam ni ci jaar-jaaram la bokk ma jëlee ko talaqaytuha ma jëlee xibaar bi min ashaabihi wa mulaazimihi ca ña doon ànd ak moom mbaa ca ña doon taqoo ak moom te it mu ni wa ma shahadtuhu min dalik wa baaduha min xatti gayri wa ma ak loo xam ni shahadtuhu man Sidi Ali fekke naa ko kenn nettaliwuma ko bi dalika ci loolu maanaam am na loo xam ni bind naa ko nag waaye loola jëlewuma ko ci am bindam dégguma ko waaye maa ko fekke man te xam nga Sidi Ali Haradi ku yéeme la dafa taqoog Sidi Ahmad Tidiane at yu bari lool kon kookul dana fekkee lu bari lool donte moo ko njëkk a génne àddina nag wax dëgg yàlla dégg nga mu daal di ciy teg nag ni wa baaduha min xatti gayri am na itam lenn ci téere bi loo xam ni du dafa jóge ci mbindum Seydi Ahmad Tidiane wala ci sama xattu man waaye dafa jóge ci loo xam ne keneen moo ko bind waaye ba ñu ko vérifié xam nañ ni lii mu wax ci Seydi Ahmad Tidiane dëgg la ma jël ko boole ko ci waaye kooku nag dafay fekk mu nekk taalibeb Seydi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu donte téere bi am na bëri na ay xam-xam yu mu ci indi bëri na ay wax yu mu ci nettali yoo xam ne ña ko wax duñu sax ay tijaan faf sad loolu aussi foog ñu xam ko kii lambi xam-xam la Jawaahirul Maani lambi xam-xam la ku amul ngemb lu dëgër fànn yi leerul ci sa bopp bu ci dugg di wax
defal comme ni ma def rek yam ci prix baat yi waaw loolu rek moo gën a moo gën di waaye léeg-léeg ma dégg ay nit ci internet bi wallahi gëmuñu Seyd Ahmad Tijaani waaw mais gëmoo ko doo ko ba waaye déedéet nga jël jawahir bi naan Cheikh Tidiane nee na fii nangam waaw nee na fii Tidiane yi daal ñoom tam léeg-léeg dama leen di xaw a c'est-à-dire nañu bàyyi di débattre ak ñooñu te leeral li Cheikh Tidiane wax doy na fa man shaa fal yumin wa man shaa fal yakfur ku bëgg neew gëm ku mu neex nga weddi amul problème gis nga li Sidi Haj Malik doon wax naan laqad rufiat rayatu uslubi cheikhina fa man shaa fal yumin wa man shaa ankara waaw rufiat yëkkiteef na rayatu uslubi cheikhina yoonu Seyd Ahmad Tijaani drapeau ya nga xamante ni bii ni moo ca nekk di firfiri nee na yëkkati nañ ko jeex na fa man shaa ku mu neex fal yumin gëmal wa man shaa ku mu neex ankara weddil ba ëllëg ca kanam yàlla su boobaa di nga xam lu ko gëm ko doon jariñ waaw amul werante dégg nga mu daal di wax nag ni walam aktub shay'an min ahadin hatta atathabbata fihi wa ataharra sidqa mimman yaxkiihi téere bii nee na amul lenn loo xam ne bind naa ko ci lu dul ni avant ma koy bind wérlu naa ko ba noppi te ñama ko jële ci ñoom su dul lu ma fekke man ñama ko jële ci ñoom dadi ñoo xamante ni bii ni wóor na ma ni la ñuy wax dëgg la te seet naa ko lëñ bët ko càmbar ko ba mu wóor ma ni la ñuy wax Seydi Ahmad Tijaani loolu dëgg la waaye mais ku la wax lii di wali yu yàlla mu wóor la ni al waliyu laa yakzib wali yu yàlla du fen kii bu la waxee lii wax dëgg yàlla war ngaa def ndànk ci téere bi dëgg nag te kii lii duggagul sax ci téere bi loolu la wax walam aktub shay'an binduma dara min ahadin jële ko ci kenn hatta atathabbata fii lu dul danaa ca taxaw lijjanti ko toppatoo ko ba xam wax ji fan la jëm ndax wér naam wérul wa ataharra sidqa mimman yaxkihi ba pare ma dem toppatoo ki ko nettali moom ci boppam ndax li muy wax na mu ko waxee noonu la amee wala déet waaw moo tax mi ngi ñuy jàngal ni information bala ko nit di divulguer bala ko nit di tasaare war na koo toppatoo lijjanti ko lëñ bët ko ba noppi soog koo transmettre nit ñi waaye tëb di wax nii te li ngay wax yow ci sa bopp yaa ngi wax naan il paraît que wala on dirait mais loolu journaliste waru ko def déedéet il paraît que luy loolu waxal lu leer nangam moo xew bu leerul ci sa bopp nga bañ ko wax tu n'es pas obligé mais il paraît que dafa mel ni luy dafa mel ni na mel ni wala melu ni loolu mooy dëgg Sidi Ali loolu lañ bëgg a jàngal fii wa ataharra sidqa mimman yaxkiihi amul dara loo xam ne dinaa ko def ci téere bi lu dul dinaa lijjanti ci ka mu jugee kan la ka koy nettali ndax wax ji mën nañ ca roy dëgg wala déet suñ ci mënta roy dëgg rek ma ber ko nee dégg nga ba pare it daal di ni waaye nag li ci gën a yéeme mooy ñooñu nga xam ni ñoom laay jëlee ci ñoom walakin dann bihim jamil walakin dann bihim jamil sama njort ñoom dafa rafet ndeysaan wax na dëgg ab jullit dafa war a am njort lu rafet ci mbokkum jullitam Sidi Ahmad Tijaani radiyallahu anhu boo demee ci téere boobu nga xam ni Cerno Aboubacar Bonsa wali yàlla boobu xalifatun min xulafaay Cheikh Ahmad Tijaani mi ngi dëkkoon fii Gàmbi génn àddina bur yàlla yërëm ko waaw Cerno Aboubacar Bonsa mi ngi newoon fii Gàmbi xalifatun min xulafaay Cheikh Ahmad Tijaani ci xalifa Cheikh Tijaani yi la bokkoon moom moo liggéey téere boobu nga xamante ni bii ni dajale na ci lawraat tariqa bi yu bari sax ak yoo xam ne dañ ko daan nëbbu yu ci bari moom moo ko feeñal waaw moom ku yéeme woon la gis nga dafa wax ci geenu téere ba muy miftaaxu saadati al abadiya dafa wax mu ni Sidi Ahmad Tijaani daf daan wax mu ni gis nga ñaari jikko yii ku dib jullit war na ko moytu waxul taaliba Tijaan ak yooyu ab jullit war na ko moytu bi ci njëkk mooy suu danni billah wa suu danni bi ibadillah ñaaw njortu ci yàlla ak ñaaw njortu ci jaami yàlla yi jaamu yàlla bu ne war naa moytu loolu moo waral yonent bi alayhi salaam waxoon ko ci hadithul qudsi xam nga waxoon na ni ana inda danni abdi ana inda danni abdi man de yàlla maa ngi fa sama njortub jaam ci man maanaam jaam bi lu mu njort ci man rek loolu laa lay defal moom la olof di wax buur yàlla fa nga xeteñ fa la lay daggal xam ngeen xeteñ loolu de alaaji xamu ko wolof boobu xeteñ xam nga fi mu nekk nii tey bu ñu nattoon ak buum tàllal ko nii ñu dikk ñu la xeteñal mooy xoolal foo teg sa loxo nga rëdd ko ci nii
yaa subhanahu wa taala nag mbir yi noonu la ku ci ne rek fa nga ni fii laa bëgg rek foofu la lay daggal mu gàtt mu gudd yépp ça dépend ci yow rek la aju loolu mooy ana inda danni abdi moo tax Cheikh Tidiane daf daan wax mu ni ñaari jikko yi dafay gàllankoor nit ci yàlla mooy ñaaw njortu ci yàlla ak ñaaw njortu ci jaami yàlla yi loolu moo waral Sidi Ali Harazim daal di ni walakin dann bihim jamil waaye nag sama njortu ci ñoom rafet na id kullu man naqaltu anhu képp koo xam ni tuxale naa wax ci yow wala ma tuxale information ci yow aw rawaytu wala ma solo wax ci yow maanaam ma déggee ko ci yow kookee de mawsuumun bi simati salah nee na ku ñu mandargal la ci jikkoy mbaax ak jikkoy defar ak jikko ju yéwén fii ma raaytu ca la nga xam ni gis naa ko allahu akbar kii de maanu na wax dëgg yàlla bu la neexee yow gannaaw bi nga ni Sidi Ali de am na ci ku mu jëlee nangam nettali ko Jawaahirul Maani bi te kooku dañ koo jam yow yaa ko jam yow yaa ko jam yow mais Sidi Ali moom nee na man jamuma ko ndax mawsuumun bi simati salah képp koo xam ni nee naa nangam bii ci moom laa ko jëli def ko ci Jawaahirul Maani kooku na nga xam ni ku ñu melal la ci jikkoy mbaax ku ñu melal la ci jikkoy yéwén mooy nit ku defaru ci yàlla as-salah loolu lay firi defaru nag lu jafe la mbokk yi léeg-léeg nga dégg ku ko wax diw de ku defaru la defaru yombul de ak a jafe subhanallahi alazim nit bu xasee defaru jeex na soxla bul muy wax dafa defaru boo ko xoolee sax xam dafa defaru ndax xam nga li lay njëkk a frappé ci moom mooy day nekk nit yàlla ma yàlla baal day nekk ku unique xam nga yàlla dafa unique qul wallahu ahad mooy unique yàlla dafa unique waaw yàlla dafa unique moo waral bu yàlla nekkee ci yow da ngay nekk ku unique wala wax lii da ngay nekk amul yorante da ngay nekk exception par force parce que nag chaque substance a ses caractéristiques te yàlla subhanahu wa taala bu fekkoon substance la li koy caractériser mooy dafa nekk ku unique qul huwa allahu ahad moo tax gis nga bu nekkee ci nit soxlawul ñuy laam-laamee ka laajtee kii am na yàlla ak amul yàlla kon amu ko waaw ko defee kon tabarakallah mbokk yi ñi ngi leen di fàttali itam ni Jawahirul Maani bi mi ngi ci internet bi waaye itam pour mu gën a yomb ci yéen rek bu ngeen demee ci YouTube bi mi ngi am nañ fa benn daara joo xam ne ñu ngi ko tuddee Serigne Ahmed Fall chaîne la bu ko defee ñu ci am di ci abonné wu parce que tam dinay tax jot ko di gën a yomb waaw beneen bi ci des am nañ itam page Facebook kazalika même waxtaan yi ñoo fa nekk am nañ itam chaîne Telegram yëpp même waxtaan yi ñoo fa nekk pour mu gën a yomb bu ko defee ñuy am di abonné wu parce que itam dina permettre bu ñu ko dugalee rek ñu mën ko jot du jar ñu di ko jeex incha allahu taala bu ko defee Sidi Ali Harazim mbokk yi li mu wax dafa leer daf ni fii ma raaytu kookee may jëlee ci moom xibaar di ko nettali lu ma gis ci moom la moo tax ma ne la ku baax la beneen bi ci des fa innahum ahlu siyaada nee na ñooñu may jëlee ci ñoom ay boroomi càng lañu maanaam ay nit lañu yoo xam ne ay sang lañ xam nga nag baatu sang boo ko déggee mooy koo xam ne dafa tiim nit ñi ci jikko ju rafet parce que baatu saada loolu lay firi waaw as siyaada mooy ku tiim nit ñi ci jikko ju rafet boo gisee yéen sallam ñu koy wax allahumma salli ala sayyidina parce que moo tiim ñëpp ci jikko ju rafet wa innaka la ala xuluqin azim loolu mooy siyaada moo tax yombul de léeg-léeg nga dégg ñu naan diw sang bi léegi ah waaw bon ça dépend parce que bëri na ku ni woowee sang nii bon xëy na dañ la ko woowee mais au vrai sens du terme yombul parce que tiim nit ñi ci jikko moom loolu dafa xaw a jafe ndax mbiru yàlla lay doon léegi ci jamono ji ñu nekk waaw li may wax xam naa ko waaw sama benn sëriñ daf ma ko mos a wax fekk ma ne ko tee nga maa dimbali ci wàllu yàlla man damaa soxla murabbi munuma boo ko gisee nga ñëw nga jël sa ndiyaay nga ànd ak moom ñu dem mu dimbali ñu wallahi te kat maa ngi ko yaakaar ci wàllu yàlla mu ni ma Hamid noonu la may woowee boo ko gisee nga ñëw nga jàpp ci son ndiyaay ñu ànd mu dimbali ñu ma ni ko ah mu ni ma dama lay wax benn affaire fi mu nekk nii dimbalantee fi ne
dimbalantee fi ne ba pare tegal ma ci ni ma fi mu nekk nag dox ba gis cheykhan murabbiyan wasilan muwassilan muraqiyan illahi taala ma ni ko mu ni ma saara bayda nuuqin wa luqtatan lam tunshadi daf ni dox ba gis koo xam ni ku ñu yar ci yàlla la ba mu yor daanaka jikko yàlla dox ba gis koo xamante ni bii ni ku yegg ci yàlla la ba pare mën a yeggale nit ci yàlla mu ni dox ba gis ku mel noonu mu ni dafa mel ni li arab yi wax naan bayda anuuq xam nga anuuq picc la moo xamante ni bii ni famille nen c'est-à-dire yow bala nga faa àgg sa dundu jeex ndax sori gum sori te li ci gën a yéeme am na sax ñu riwaaye ni bu ko nenee balaa koy tutten saa yuy génn am na ñàngoor mu ko fay xaar ba keroog muy ñëw kooku nooy def ba am nen bi mu ni nag gis nga fi mu nekk nii gis ku mel noonu ku yegg yàlla di yeggale yàlla yaru ci yàlla mën a yar nit ci yàlla nee na dafa mujj mel ni nenub anuuq am ñu ni déedéet anuuq picc la moo xamante ni bii nii dafa am benn yonent bu yàlla mës a yónni ci jamono picc moomu bi yonent bi wootee ci wàllu yàlla moom it mu xëy am ca nit ñi nga xam ne ñoo doon wuyu si yonent boobu am ca ku mu fadd ba mu ko faddee nag loolu xaw a metti yonent ba yàlla yonent boobu daal di ñaan yàlla subhanahu wa taala picc moomu bañ a exister ti ci àddina tax yàlla daal di raafal xeetu picc moomu amatul ci kaw suuf loolu moo waral waa picc mu amatul foo jëleb nenam fan ngay jëleb nenam picc mu amatul moom la Sidaaj Malik di wax ci xilaatu dahab bi jaa'u ila ammihi jiman li yaxdulahu man yabgi bayda anuqin aaqilan yulami mu ni waa Makka ñëw na ñetti yoon ci Abu Talib di kalaame yonent bi alayhi salatu wassalaam naan ko inabnaka qad sabba alihatana wa saffaha ahlaamana wa dallala abaana fa imma an takuffahu anna wa imma an tuxalliya baynana wa baynahu sa doom di yonent yàlla Muhammad mais nee na ñun ay dof lañu duñu ay nit suñu xel yi dafa des nee na suñu bàyyi dañu sànku nee na li ñuy jaamu caaxaan la doxal suñu digg ak moom mbaa daañ dal ci kawam ndax ñun ak yow ñoo bokk lii nu gëm muy Laat ak Uzza fa raddahum Abu Talib raddan jamilan fansarafu Abu Talib tontu leen rek tontu bu rafet ñu daal di dem ñoom itam waaye gis nga li gën yéeme Sidaaj Maalik li mu tëje bayit bi mu ni ñoom ñi ngi wut yonent bi ñi ngi wut fun ko jaar te xamuñu ni duñu am fun ko jaar ila yawmil qiyamati ndax man yabgha bayda anuqin képp kuy wut nenub anuq picc mu amatul fu muy nene ba nga koy am mu ni aaqilan te àndakum xel yu la mi yeddees la walay wax na dëgg yonen bu fekkee da ngaa bëgg waaye mbokk yi dafa am loolu mënul nekk kooku du moroomam kenn wallahi alazim sallallahu alayhi wa sallam dégg nga kon nag loolu rek moo ci nekk sama ndijaay jooju loolu la ma waxoon keroog waaw nee na dafa nekk nenu anuuq waaw dox ba gis ku yegg yàlla mën a yeggale ci yàlla nee na jafe na ba pare it ni ma wa luqta lam tunshat dafa nekk loo xam ni am por la am por mooy lu nit waddal nit for ko te ba mu ko foree jéptaani wu ko maanaam ñi ko am fi mu nekk nii dañ koo denc ci seeni dëgg ni patak moom duñu wax lu ci jëm boo ñëwee sax ñun la déet saay mag yow ñooy am may jaaw ba tane nangam xam nga am na fii ci Saalum benn xaleel yàlla am lu mu ko wan ci génnu góor mu xëy rek daal di dem fuug góor gi daw daal di dikk ni ko dama bëgg nga dimbali ma ci wàllu yàlla góor gi daal di ni ko doom yow dama yaakaar ni yëgoo li xew man naa ngi xaar nawet sebbi bët sebbi ba ma dem bay sama tool yi man dara laa xamul ci li ngay wax demal kooku daal di jóg dem ca ëllëg sa mu dikkaat naka la dikk dugg ci biir kër gi gis benn jigéen ci kaw lalu góor gi ñoom ñaar ñi ngi sangu nekk ci loo xamante ni mene su koo wax te du soxna yu góor gi xale bi toog ci biti rek ba soxna si génn dem mu duggaat dikk góor gi da ko xanaa gisoo ci li ma ne woon nga may waxu yàlla demal man te ne mu ne ci wàllu yàlla gi man kay xale bi xëyaat ñëwaat góor gi ni ko yow mani maag yoway yam mbaa nga tane ma demal nga góorgóorlu nga seet am na ñeneen ñu fi nekk dégg naa fii diw nangam waaye dara mu daal ni ko man daal yow lañ ma booleel mais gis nga bi mu xëyaatee ñëw góor gi daf ko ni doom mu ni ko mu ni ko booy dugg ci buntu néeg bi gisu ak ëkk foofu ëkk mu ni ko kay mu ni ko gis nga soxna si nga dajel sànq bi ngay génn mu ni ko mooy ëkk woowu ngay gis loolu tasarrufatul awliya la loolu du dara ci ñoom
nu ne la ñuy nëbbatoo bu ko defee nag loolu ki ko xamul boo ko bëggee wax fi mu nekk nii comme moom xamu ko wala amu ko wala mënu ko du ko mën a dégg waaye ñàkk koo mën a dégg terewu koo am loolu mooy wax ji waaye noonu la ko góor gi dimbalee ci yàlla tax yooyu tam dafa xaw a doy waar waaw bis bu nekk ma wax leen ko Abdul Aziz radiyallahu anhu daana ko wax yéen a ngi jéggi ay nit di ma rang te bari na ci ñoom ñoo xam ne bu guddee ñoom laay dem rang leen wax naa leen ni yàlla li baax yëpp du ko dajale fenn naka jekk suñu borom du defee noonu dafay décentraliser mbir yi loolu mooy mbiru suñu borom dégg nga Sidi Ali nag daal di ni ñooñu nga xam ni ñoom lay solo ci ñoom ak di jëlee ci ñoom ma de gis naa ni ñoom ahlu siyaada ay sang lañu wa ahlu diyaana ay borom diine lañu maanaam ñu wàcce seen bopp lañu ñu modeste lañu ñuy topp yàlla lañu waaye wa ahlu mahabba boroomi cofeel lañ ci yàlla te yàlla ku ko xas a bëgg jeex na loo waxati noonu la yàlla ku ko xas a bëgg jeex na loo waxati noonu la dégg nga sama wax yàlla ku ko xas a bëgg jeex na loo waxati rek noonu la xam nga Ahmad Shawqi daf ko layyile imaamul Busayri xam nga ñetti burdu moo am burdu bi ñuy jàng am na bu ko jiitu am na bu mu jiitu burdu bii ñuy jàng bi ko jiitu mooy burdu bi nga xamee ni ki ko def moo doon borom banat suaadu fa qalbil yawma matbulu mutayyamun israha lam yufda makbulu muy Kaab ibnu Zuhayr ibnu Abi Sulma burdu boobu ci kanamu yonent bi lañ ko jàng alayhi salaam yonent bi futti mantom sànni ko manto boobu moom la turki yi yore manto boobu ngay dégg muy manto yonent bi alayhi salaam parce que bi mu ko joxee moom Kaab sidna Abu Bakar gannaaw bi yonent génnee àddina daf ko dikk jox ko alal ji am yépp ni ko damaa bëgg nga jaay ma ko mu ni ko bàyyi kook man rek nag Seydina Umar ni ko damaa bëgg nga jaay ma ko mu ni ko bàyyi kook man Seydina Ousmane lu ne daj na ko ca waaye mu ni ko bàyyi kook man laata Seydina Ousmane di génne àddina Kaab génne àddina ay njabootam daal di ko doonante ba mu mujj turki gi yonent lam doon def moom xam na ko gis nga moom moomu gannaaw burdu boobu Muhammadul Busayri moo defaat benn burdu gis nga nag burdu Muhammadul Busayri bi soo demee ci pays suñu borom bi Ahmad Shawqi dafa def benn burdu layil ko xam nga Ahmad Shawqi boo xoolee burdam ba ndeysaan dafa rafet rimun ala alqaa'i bayna albaani wal alami ahalla safka dami fi l ashhuri al hurumi bañ na ko ba sax tuddewu ko burdu nahjul burdati la ko tudde nee na imaamul Busayri du sama moroom defuma ko nawle moo ma raw ci biir raw ma ci biti te nangu naa ko loolu moo waral yoon wa mu jaar ca laay jaar noonu la ko waxee boo demee ci biir téere bi dafa wax mu ni mais almadixuuna wa arbabul hawa tabacu li saaxibi lburdati lfayha zil qadam mu ni ñiy tagg yonent bi ak ñi bëgg yàlla ñoom ñëpp dañuy topp ca gannaaw kooku nga xam ni moo di borom burdatul fayha muy limaamul Busayri zil qadam ki nga xam ni moo fi jëkk wala ki nga xam ni mooy borom daraja dem na ba ci biir sax mu ni allahu yaalamu anni la uaariduhu waaw man za yuaaridu sawba al aaridi al arimi mu ni yàlla ci boppam moom xam na ni man du ma géngente ak imaamul Busayri mu ni siddo ndox muy wala ngan di ñëw wala tempête nga dikk naan da nga koy angu mais da lay fopp yóbbaale doo sax feeñ mu ni imaamul Busayri noonu la mel nag ci xadara yonent bi alayhi salatu wassalaam dégg nga dem ba ci biir nag mu daal di ni ko maa ngi lay layyil yow imaamul Busayri ci xadara yonent bi jàkkaarloog yonent bi moom Ahmad Shawqi ni ko madixuhu fiika xubbun sadiqun wa hawa wa sadiqul xubbi yumla sadiqul kalimi seetal ji wax daf ko ni madixuhu fiika tagg wi mu la tagg moom Muhammadul Busayri yow yonent bi Muhammadul Busayri tagg wi mu la tagg Ahmad Shawqi amiru shuara moo wax loolu ni yonent bi yow laay waxal alayhi salaam Muhammadul Busayri tagg wi mu la tagg xubbun sadiqun cofeel gu dëgg gu mu am ci yow la wa hawa ak sopp la ba jeex tàkk te nag wa sadiqul xubb nit ki nga xam ne sopp na yàlla wala mu sopp yonent yàlla Muhammad te muy dëgg ci moom yum laa danañ ko fite danañ ko dicté sadiqul kalimi gën jaa wéri baat ak gën jaa wéri kaddu gis nga nit ku bëgg yàlla la muy wax dootul ay waxam wax yàlla nit ku bëgg yonent la muy wax dootul ay waxam wax yonent bi la moo tax man la nit su bëggee yàlla jeex na lu mu waxati noonu la foofu laa ko teg dégg nga
moo tax nga dégg ndeysaan Sidi Ali Harazim daal di ni ñoom ñooñu may jëlee ci ñoom ahlu mahabba nee na ñooñ cofeel maanaam ñu bëgg yàlla lañu naka doon ahlu siyaanatin ñu ñoŋ lañu maanaam du ñoo xam dañuy fooye seen bopp déedéet ñu ñoŋ nit ñu ñoŋ ñu bàyyi xel seen bopp lañu waaye kullun yuqtada bi qawlihi te nag képp ku ne ci ñoom dees na roy ca waxam jan waxam la mu daal di ni jaalana allahu wa iyaakum maa ngi ñaan man Seydi Ali Harazim Barrad al Fasi bur yàlla nañu boole ak yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy déglu minal munxaritina ca ña nga xam ne ñoo di woy sataxlu mooy dugg ba jeex takk fii silkihi ca rangam nga moom Seydi Ahmad Tijaani wa minal mahsubiina ak ña nga xam ne danañu leen wàññi waale limaale leen calculer waale leen parce que mahsubin ñi ngi ko jëlee ci baatu xisaab bi firi calcul dégg nga ñi nga xam dañ leen di limaale fi xisbihi ca kuréelam ga wa min man arafa yàlla nañ yàlla boole ca ña nga xam ne danañu xam danañu ràññee qadrahu dayoom darajaam gëddaam moom Seydi Ahmad Tijaani wa qadra muhibbihi ak dayo ak gëddëb ña nga xam ne ñoo ko sopp attention gis nga Cheikh Tidiane boo ko bëggee yow ci sa jëmmi bopp am na dayo boo xamante ni bii da nga koy am ci yàlla yow mi ko bëgg waxuma Cheikh Tidiane ci boppam de yow mi ko bëgg yonent ko wax yonent moo ko ni anta habibi fa kullu man ahabbaka fa huwa habibi anta min al aminin fa kullu man ahabbaka fa huwa min al aminin lii mi ngi ci miftaaxu saadati al abadiya ci awailu safha yi ca na Aboubacar Bansan ma ngi ko fa bind mu leer nañ mu ni yonent bi moo wax Seydi Ahmad Tijaani ni ko anta habibi yow sama soppe nga fa kullu man ahabbaka ku la soppati fa huwa habibi moom sama soppe man yonent bi com ndeysaan xoolal loolu ni ko anta min al aminin yow Cheikh Tidiane da ngaa bokk ci ñi nga xam ne duñu yàqule mukk ci yàlla Jibril lan moo ko tax a fekk yonent yàlla Muhammad ci xeeru Xiraa jàpp ko taf ko ci kawam taf googu mu koy taf ci kawam lan la daf ko taf ci kawam parce que yonent bi daf ko jàngal mu ni ko man sama aada jàng bokku ci Jibril ñemeñ na jël yonent bi di ko taf Jibril ñemeñ na jël yonent bi di ko mbokk xel nangu na loolu subhanallahi alazim loolu contradiction la Jibril daan wër arash gis ci poto arash yi bis bu nekk bu ko wëree gis ñu ngi ci bind laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah mujj gi mu laaj yàlla ni ko waa kii nga jël turam yi tefal ko ci sa tur yi comme mu ni ko bés dina ñëw ngeen daje Jibril takk ko téye di xaar bis boobu ñëw bis boobu tombeeg yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam ma nga ca càmmiñi Makka ca barab buñ naan xeeru Xiraa fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor yàlla subhanahu wa taala daal ni Jibril daje bi tay la jëral juróomi laaya yi nga yóbbaale ndax juróomi laaya yi ñooy jokkalewaat leeri asamaan ak leeri suuf ndax leeri asamaan ak leeri suuf dafa amul rupture information duggatul information wàccatul léegi nag pour ñu mën ko jokkalewaat connexion am faw yonent yàlla Muhammad yàlla yónni ko Jibril fëx xotti asamaan yi ni cëpp fekk yonent yàlla Muhammad di génn ci xeeru Xiraa mu ànd ak moom ni ko cas bërëngu dugg ak moom ci xeeru Xiraa ni ko sawaa ji namoon naa la jël ko taf ci kawam ni ko sa borom nee na iqra mu ni ko ma ana bi qaari'in mu jëlaat ko taf ci kawam yoonu ñaareel mu ni ko iqra mu ni ko ma ana bi qaari'in mu jëlaat ko taf ko ci kawam ba xaw ko sonnal mu ni ko ma ana bi qaari'in ñetti taf yëpp boo demee ci addahabul ibriz min kalaami Abdul Aziz nettali na lu tax mu jël ko taf ko ci kawam benn bu ci ne dafa am lu mu doon wut ci yàlla yàlla ni ko mënoo koo am lu da ngaa jël dënn yonent yàlla Muhammad teg ko ci sa dënn bi de mais c'est-à-dire xam-xam yooyu bu ko nit jàngul il faut mu limiter yam ci li bëgg mais xam nga dafa am yoo xam ne aussi ça pose problème c'est-à-dire nit du xam lépp xam nga moo tax toujours dama koy wax ma ne gis nga nitu yàlla yi ñoom rek ñoo am xam-xam waaw parce que yow fi nga yam ak ni nga koy interpréter ak ni nga ko jàppee mbir mi ndekete du loolu te weesu na foofu moo tax nañ bàyyiwaat xel ci yooyu waaw nee na Sidi Ahmad Tijaani radiyallahu anhu Jibril keroog bi mu jëlee yonent yàlla Muhammad taf ko ci dënam taf gu njëkk gi lam doon ñaan ci digganteem ak boroomam mooy bokk ci ñooñu nga xam ne mooy minal aminin mooy bokk ci ñi nga xam ne du ñu yàqule ci yàlla yàlla du leen dàq ca péyam ba du ñu fa wane suul adab ñàkk teggin gu tax yàlla di leen wàcc ak di leen dàq mu ni ko loolu pour nga am ko mbete nga jël sa dënn teg ci dënn yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu moom rek moo la ko mën télécharger parce que bultuf boobu yonent bi alayhi salaam moom rek moo ko am keneen amu ko ma wax la ko keneen amu ko Jibril jël ko taf ci kaw maqaamul amanati gravé ci ruuxam moom Jibril loolu du ay wax loolu mooy li am dégg nga wax bi
gis nga mbokk yi il faut que ñu xam ni yooyu du affaire u caaxaan te itam wax dëgg yàlla yonent bi alayhi salaam du ku ñuy jàpp di ko mboq ak déedéet et puis yonent bi yéen mbokk yi xoolal ku ñu jàpp foofu nga jóge foofu dem sa kër ak ñaq wu tooy xat ba pare naan sàng leen ma xoolal ma contradiction yooyu rek mais loolu boo ko mënti firi bàyyi ko noonu ndax xel nangu na nit ku ñaq ba pare naan sàng leen ma nit kay bu ñaqee ni muy njëkk a muy futti yére yi sànni waaye ñaq bay bas-basi ba pare naan zammiluni dassiruni sàng leen ma ñu sàng ko mu ni tàngaay dafa woyof dolli leen ko mooy dassiruni zammiluni mooy sàng leen ma nii rek lañ koy sàng mais tàngaay li day woyof waaye dassiruni mooy na tàngaay li mën a fat fekk yaayool mu zammil ak yaayool mu dassir maqaama la yu yonente bi alayhi salaam rangoo ci péeyu yàlla bi gis nga yooyu boo ko xamul bu ci dugg te gis nga Cheikh Tidiane radiyallahu anhu baax na bañ dem ba ci kanam di ngeen xam li ma leen di wax nii ndax lu ci nekk leeral na ko ba mu leer naññi léegi nag loolu moo tax ñun ñuy xaw di bëgg rek di góorgóorlu tuuti ci téere bii ndax wax dëgg yàlla li leerul dafa bari te àddinaa ngi bëgg a tukki nag moo tax fi mu nekk nii kenn ku ci nekk rek day seet nu mu def nag ba mën a xam dara ci yëf yi nee na yal nañ yàlla boole ca ñooñu nga xam ni danañu xam dayob Seydi Ahmad Tijaani danañu xam màggaayam ca yàlla ndax xam ko mooy tax nga mën koo wàccuwaayam xam ko mooy tax boo ko soppee dootoo ko foyeeti déedéet waaye nag wax naa la ni la yonent moo waxoon Seydi Ahmad Tijaani ni ko sama soppe nga te ku la soppati sama soppe la yow de Cheikhu Tidiane doo yàqule ci yàlla mukk waaye ku la sopp du yàqule ci yàlla mukk Seydi Ahmad Tidiane yi nga bëgg ko te mu wér mu ni bëgg nga ko wér dëgg la bëgg nga ko te mu wér ci sa xol billahi alazim doo yàqule ci yàlla mukk waxuma ko jël tariqam de loolu beneen mbir la c'est man waxuma yooyu maa ngi ci Cheikh Tidiane ci boppam nga bëgg ko te mu wér doo yàqule ci yàlla moo tax léeg-léeg dinaa koy faral di wax ne man bu démb doon tey xam naa ne jël wirdi yi ak charte yi di ma ci sonal nii dëgg-dëgg wax dëgg yàlla man dama jul sax fekk damay rek jàng téeréem yi lay fas yéene la ma ci xam ma jàngale ko te yam ci sopp ko te ñaan yàlla mu saxal ko saxalal nu ko ñun ñëpp ci daraja yonent bi alayhi salaam barke alquran dégg nga mu daal di it ni ñi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu boole ñu ci ñooñu nga xamante ni bi danañu xam dayoom waaye danañu xam dayoob maanaam ñi sopp Cheikhu Tidiane parce que Cheikhu Tidiane moom fii boppam la ñuy wax de parce que moom dafa jeex takk ci Seydi Ahmad Tidiane Seydi Ahmad Tidiane tarul samp kër di tarul samp kër ndax liggéeyu tariqa bi Seydi Mahamadul Mushiri kazalika telu la samp kër ngir liggéeyu tariqa bi moo tax nag ñii wax dëgg yàlla seen tur yi ca kaw la ko nit ñi war a tudd wallahi alazim taluñu woon a samp kër ndax liggéeyu tariqa Tidiane Cheikh Tidiane moom dama ko jëlele moom man waxuma waxam moom Cheikh Tidiane yéex na samp kër ndax baayam njëkk na ko takkal soxna gannaaw bi mu yeewi ko ngir bañ ko lor ndax boobu mi ngi ciy wut xam-xam ak dajale nitu yàlla yi dem ci ñoom pour sóobu ci yàlla ak yu ni mel bañ ko lor tax mu yeewi ko boobu bu ngi am fukki at ak juróom-benn loolu bu ngeen demee ci téere boobu Sidi Ahmad Sukayri def ci ashabu Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu wax na ko ca muy kashful xijaab amman talaqa cheikh li baadi min al ashab laata muy dugg ci ñi Cheikh Tidiane dajeel ak kenn ku ci nekk lu mu jëflante ak yow wax na ni Sidi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu njëkk na am soxna gannaaw bi ci lay soog a liggéey alal ci loxoom yu tedd ya jënd ca ñaari jaam goreel leen takk leen cay Cheikh Tidiane yi qutbul awliya yi laay wax moo def lii de ki ñu ni mooy sangu nitu yàlla yi jël alal jënde koy jaam kii balaa nit a wax ci moom war na koo xoolaat rawatina ngay wax ci moom naka sudul noonu bala koo nit a def war na ko seetaan wax dëgg yàlla jëf ju rëy jooju du caaxaan parce que dafa xam tuyaaba ji nekk ci fekk nit ku ñu moom nga fexe ba teqale ko ka ko moom jënd ko goreel ko te loolu yamul woon ci def ko de da ko daan def daan ko digle waaw da ko daan def daan ko digle ndax tuyaaba ji ci nekk dafa rëy lool ci yàlla dégg nga mu daal di ni it yal nañ yàlla boole ca ñooñu nga xam ni ñoom ñoo xam dayoom xam dayooy ña nga xam ni ñoo ko sopp waaye yàlla nañ ko yàlla defal bi jaay sayidina ci darajay ka nga xamante ni bii ni nee na moom moo di sunu sang ba muhammadin di yonte yàlla muhammad wa alihi ak waa këram wa sahbihi ak i sahabam amin ya rabbal alamin mu daal di nag fa inna man tashabbatha bi adyalihim képp koo xam ne wér na ni yow de da ngaa jafandu ca mbicci nitu yàlla ya rawatina sayidi ahmad at-tijani radiyallahu anhu mooy ku jàpp ci ñoom jàpp ci seen tariqa
kooku de balagal ma'muul lépp loo xam ne lu muy mébét la wala mu di ko bëgg dana ko jot, moo xam tôt ou tard dana ko jot par A ou par B, ala kulli xaal dana ko jot, amul werante. wa kaana fii ma yarumuhu qariba al wusuli, te it wa kaana dana nekk fii ma ci lépp loo xam ne yarumuhu daf koy sàkku moom moomu nga xam ni moom moo bëgg nitu yàlla yi jàpp ci seen tariqa ya, qariba al wusuli nee na dana jege lool ci jot ko. jege lool ci jot ko mooy tey jii bu fekkee da nga dama bëgg benn maqam ci yàlla, nga bëgg Sidi Ahmed Tidiane yi nga jàpp ki tariqa Sidi Ahmed Tidiane yi da ngaa jege nga maanaam jege nga jot ko, léegi nga jot ko, amul werante. yaay góorgóoru rek jot ko. ndax Sëñ Babacar Si radiyallahu anhu nag daf ko daan wax, daf daan tariqa bii di tariqa Tijaan dafay samandaay, maanaam dafay nataal, dafay mel ni quartier, ku yeyowul garaat newu ci xanaa ku ko wutul. waaw loolu man dama ko daan dégg ci sama baay Serigne Mor Diop mu ko daan jëlee ci Sëñ Babacar Si radiyallahu anhu, wax na ko ci sama nopp ma dégg mu ni Sëñ Babacar Si moo ko daan wax, mu ni tariqa bii di tariqa Tijaan dafay samandaay, maanaam dafay mel ni quartier, maanaam quartier la, ku yeyowul garaat newu ci xanaa ku ko wutul, waaye boo ko wutee ba ànd ak dogal yàlla nga am ko de. waaye ça dépend rek, am na garaat yoo xam ne de moom yaakaar naa jërëjëf wut ndax seen diisaay moom yaakaar naa boo ko amee da nga ko bëgg a yenneeku ci saa si. xam nga boo demee ci ndeysaan rawdu shamaa'il al haqiqa, ndeysaan boo ci demee am na benn nitu yàlla bu mag koo xam ne Cheikh Tidiane dafa xëy bés rek daal ni ko da ngay yenu sama xilaafa gi. kooku daw ba ci tànk yonent bi alayhi salaam mu daal di cay jafandu ni ko ay yonent bi dama bëgg nga dox sama digganteeg Cheikh Tidiane, ay waay dimbali ma ci Cheikh Tidiane yi, tariqaam bii xilaafaam gii attanu ma ko, bu mu ma ko jox, bii masuliye bii responsabilité wax dëgg yàlla man attanu ma ko, dimbali ma ci moom. yonent alayhi salaam ni ko moo lay xamal ni yeyoo nga ko, yanul danaa la téeñal jàppale la, maa la ko wax. loolu mi ngi ci rawdu shamaa'il al haqiqa pour wax la. moo tax gis nga am na ci yoo xam ni moom matul benn kii bi déedéet, ñàkk a xam mooy waral nit di ko woote ak nit di ko xëccu, loolu moom ñàkk a xam pire la, dégg nga. moo tax mu daal di ni kon nag nooy def, fabsut na nga tàllal, ayyuhal muhib, yow mi nga xam ne da ngaa am cofel ci Seydi Ahmed Tidiane, tàllalal ay di daraa, sa loxo yi toroxlu na nga ko tàllal, inda dhikrihim, fas seenu tudd. gis nga boo déggee turu Seydi Ahmed Tidiane tàllalal sa loxo, sànnil ñaan te xam ni loolu mawdiu ijaaba la. maa la wax lii waaw baax na. waqif mu nit na nga taxaw, mutazallilan nga wàcce sa bopp, nga toroxlu, inda baabihim ca seen bunt ñoom nitu yàlla yi, waaye fa min baabi ahra Seydi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu. wa qul te na nga wax boo demee ba ca ñoom, bilisaanil iftiqaari, ci làmmeñu koo xam ni ku aajowoo la, làmmeñu koo xam ni ku soxla la, ab faqir la, na nga wax ni allahumma yow buur yàlla mi làmboo melo ya, irham nga layramal waay, ubaydaka sas njaam sile, ad-daif sa njaam su doye di sii, wa in kaana doon te nekk na moom sa jaam bii de biha alal jawri, maanaam biha di ànd ak moom alal jawru, ci loolu nga xamante ne bii ni moom moo di ak ndëng. sa jaam bi doonte mi ngi ànd ak ndëng, yërëm ko. wa tatfiifi, doonte sa jaam bi mi ngi ànd ak gàtteñ lu ci yàlla, maanaam li war ci diggam ak yàlla da koy wàññi. xam nga di nga dégg waylun lil mutaffifiin alladina ida ktaaluu ala annaasi yastawfuun wa ida kaaluuhum aw wadanuuhum yuxsiruun, yaani yanqusuun. am na ñoo xam ne bu ñu leen di nattal ñoom dañuy bëgg li ñu leen di nattal mët, waaye bu ñuy nattal nit ñi dañ koy wàññi. mu ni nag donte man li may natt bu fekkoon sama diggante ak sama borom poids la bu may natt dama ko wàññi, reconnaître naa ko, xam naa ko, waaye maa ngi lay ñaan ànd ak loolu yëpp yow yàlla subhanahu wa taala. Sidi Ali ne boo demee ba ci buntu nitu yàlla yi da nga wax lii de, nee ko donte man damaa gàtteñlu ci sama digganteeg yow, maa ngi lay ñaan rek nga yërëm ma. ndax nag Sidi Ali ne faqad qaala taala, bur yàlla mi jomb ay caaxaan wax na ni, taala dañ koy firi yàlla mu kawe mi, nañu ma baal, taala mënta firi yàlla mu kawe. déedéet, yàlla bu dee daa kawe, ana yàlla ju suufe ji, loolu munul nekk. taala li muy firi mooy yàlla mi jombi caaxaan, yàlla moom yoonam ci mpo. alquran la di, borom bi moo ni afa xasibtum annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la turjaun. du laaj la axan kay, yàlla daal di koy tontu, fa taala allahu almaliku alxaq. afa xasibtum da ngeen jort, da ngeen defe annama xalaqnaakum abasa,
man daal dama leen bind rek ngirum po loolu ngeen defee wa annakum ilayna la turja'un ak it da ngeen defe ni da ngeen fi nekk di dund après dee jeex na du ngeen dellu si ci man loolu ngeen yaakaar ñu ne ko déet yàlla kon nu muy demee mu ni fa taala jomb na loolu fa taala jomb na loolu allahu buur yàlla mi ci turi kaw yeeg mela yu rafet yi almaliku ki nga xam ne mooy buur alxaqu ki nga xam ne mooy dëgg jomb na loolu mukk yàlla di bind ngir caaxaan ak di bind nga dee jeex na amul dellu si yàlla jomb na loolu moo tax taala alquran moo ko firi mooy yàlla mi jombi caaxaan ak i po waaw Sidi Ali nag nee na faqad qaala wax na taala buur yàlla mi jombi caaxaan waxoon na ala lisaani rasulihi sallallahu alayhi wa sallama jaarale ci làmmeñu yontu yàlla Muhammad di ndawam la yal na buur yàlla doole julli ci moom sëlmal ci moom waxoon na ni ci hadisul qudsi ana indal munkasira qulubuhum min ajli man yàlla de ana man yàlla indal munkasira maa ngi ànd ak ña nga xam ne dañuy damm ak di wàcce qulubuhum seen xol ya min ajli ngir sama jëmm ji man yàlla com yàlla subhanahu wa taala boo dammee sa xol nga wàcce sa xol nga toroxlul sa xol ngir jëmmi yàlla yàlla nee na maa ngi ànd ak yow bala laa nit a daj ma moo tax gis nga jaam yàlla yi ku yabu def ci ndànk ndax yeggoo ci seen xol yi te xamoo seen xol yi nu mu jàppee yàlla moo tax ndànk rek am na yàlla ci jaamam ñi ñoo xam ne day jëflanteeg ñoom directement day sax teggi Cheikhu Tidiane jëflanteeg ñoom directement am na ci jaami yàlla yi mbokk yi yooyu il faut ñu ci taxaw de ndax yu am la nag waaw kay mu daal di it nag ni ana man yàlla de indal munkasirati qulubuhum maa ngi ànd ak ña nga xam ni seen xol ya dafa damm wàcc di toroxlu min ajli ngir man yàlla subhanahu gisuloo waa ji da koo def ñëw ba ci buntu jàkka ji rek dégg ñu naan allahu akbaru di nodd ashhadu an la ilaha illa allah mu daal di wàcc mbaam mi rek yeewu ko defu ko dara dugg ci biir jàkka ji julli ba noppi xam nga kooku xol baa yëg génn xool gisul mbaam mi mu ne ko bien yàlla maanaam da nga ni xaya ala salaa xaya ala falah ñëw leen ci julli gi ñëw leen ci mbégte mi ma bàyyi sama mbaam ñëw wuyu si la léegi nag fi mu ne yaa ko xam man xaw ma ko li ma bëgg mooy sama mbaam na dellu si taxaw fi mu taxaw ñu jékki-jékki mbaam mi fodati daw ñëw mu yéeg ci mbaam dem yoonam waaw xam nga nag loolu buñ koy nettali jangeen ñi ak jaayeen yi bu ñu yaakaar ni loolu dañ koy def boo waree sa mbaam yeew ko bi mu dëgër léemu ko dégg nga soo ko dugg ci jàkka ji waaw moo gën a wóor xam nga yàlla dafa amul benn melo yàlla dafa am melo yu safaanoo moo tax xam ko jafe yàlla dafa am melo yu safaanoo moo tax xam ko jafe da ngay gis fii mu tudd kërimu ku tëdd nga dikk fee fegg ko mu tudd muntaqimu koo xam ni ku ko wokku mu xuri la ana tedd nga gi da ngay dikk fii fekk ko mu tudd mu'ti kuy joxe nga dikk fekk fee mu tudd maani'u kuy xañe moo tax dafa am melo yu safaanoo moo tax xam ko jafe moo tax boo demee ci nitu yàlla yi ñoom ñuy def ndànk ci yëf yi da koo maddi dégg nga mu daal di nag moom Sidi Ali mu daal di wax ni fa tadallulu loolu nga xam ni moo di toroxlu wal iftiqaaru ak di wut yàlla parce que iftiqaar mooy ku aajowoo yàlla mooy kuy wut yàlla rek xayru ma yaqtani l abdu moo gën ci lépp loo xam ni jaam dana ko wut di ko dajale fi hadihi daar ci gile kër muy addina gis nga lépp lu nit di wut ci addina di ko dajale ak di ko denc mu nekk trésoram la ca gën laa ni nee na loolu moom moo di nga wàcce sa bopp moo di nga aajowoo foo toll xam ni yow de loo am ci yàlla doyul mais xoolal mag ñi kenn ku ci nekk buy wax baatu iftiqaar day feeñ ci waxam xoolal Sidi Haj Malik bi muy bind Fakir Tulaab lu mu tàmbale yaqulu afqaru l abidi siini raajiya afwil maanii l xasiini seetal loolu yaqulu ma ngay wax afqarul abidi ki gën a aajowoo ki nga xam ni mu gën a nekk faqir ci jaam ñi waaye faqir googu daa am noo koy dégg de dafa am noo koy dégg bul dégg faqir gi koo xam ni faqir la buñ doon joxe azaka dañ koy jox moom azaka yi muy wax du azaka yii ñuy joxe alal yii déedéet azaka yi ñuy joxe ci péeyu yàlla ba moom ca la soxla moo tax mu ni afqarul abidi ki gën a aajowoo ci jaam ñi ca azaka ya ñuy joxe ci péeyu yàlla ba as-Siini ki nga xam ni géographiquement ma nga dëkk Siin
raaji afwil maani'i ki nga xam ni foo ko fekk day yaakaar njëggalal kii aare mooy yàlla njëggalam dong laa yaakaar alxasin yàlla mi nga xam ni dafa sangewu yàlla kenn mënul àgg ci moom mu nga dégg Serigne Cheikh Tidiane Sidiki wax mu ni Allah est inaccessible wala wax na dëgg da koo xam kooku lambatuwul de daa daj Serigne Cheikh Tidiane si lambatuwul dafa daj moo tax waxam bari prudence daa xam bokkul ak Ahmad Fall muy nga xudi dem de déedéet kooku dafa xam moo tax wax ji foo ko fekk day am précision macha allah yal nañ leen yàlla fayal bu ko defee mbokk yi tabarakallah xam naa dañuy taxawandi noonu rek ci darsu tey bi ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu boole ñu ci ca le Sidi Ali Harazim wax rek mu yàlla ñu yàlla boole ci ñi limaale ci waa kër Sidi Ahmad Tidiane yàlla nañu yàlla boole ci ña nga xam ne danañu xam dayoom xam gëddaam xam darajaam yàlla nañu yàlla boole ci ay soppeem yàlla nañu yàlla boole ci waa këram ci daraja yonente bi alayhi salatu wasalaam ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal nu jàmm te jéggal leen ci daraja yonente bi barke alquran leeri salatul fatih assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh